tey da nga pousse table yi teg batterie yeeg ñoom seen. Waaw. daal ñuy xamale ak benn orchestre boo xam ne jigéen ñi ay soxna kese ñoo fa nekk sànq sax maa ngi naan la quelques notes musicales mais jigéen moom xam nga ne buy def musique moom. day gën a neex. day gën a neex. noonu la may soxna Faty ñu des rek ci logique bi nga xamante ne mooy weeru mars. di weer boo xam ne dañ ci jagleel soxna yi. gën a fësal ñi nga xam ne mooy seen taxawaay ba taxoon nag ñu demoon seeti ay soxna yoo xam ne ñoo booloo ci benn kuréel. duppee seen bopp orchestre jigéen ñi. loolee nag la ñu fas yéene dégtal suñuy téléspectateur. waaw ma bàyyi la nga introduire rek. mu ngi noonu ñëwee élément ñu bi sumb waxtaan. waaw élément bi la ñuy seetaan orchestre jigéen ñi ndax maanaam ñee waye ak ñe ne ca batterie ba ak ñëpp ay jigéen la ñu loolu nag yaakaar naa guléet la fii ci réew mi ñu dem seetaani élément bi ci Ibou Diouf def ànd ci ak Abdoulaye Diallo. bu ñuy wax ci wàllu musique fii ci Sénégal seetlu bi mooy bëri na ay orchestre yi fa nekk fii ci réew mi waaye lu mel ni orchestre bi ñuy duppee jigéen ñi moom daanaka benn la fi maanaam di orchestre boo xamante ne daanaka ay soxna rek ñoo ci nekk. Orchestre jigéen ñi comme ni ngeen ko déggee donc a été créé par notre producteur et manager Samba Diaité par moom constat bi mu def ne sunu scène ñun fii ci au Sénégal day manqué ay instrumentistes femmes en fait ci sunu milieu culturel bi donc mu ne pourquoi pas mu créer orchestre bi muy orchestre jigéen ñi ñuy jouer en même temps notre répertoire en même temps tamit di accompagner ay artistes. ñoom ñoo ñëw ci seen wàllu musique dinañ ci sukkandiku ngir jàllale ay message loolee bokk ci lay aju ci nekkinu soxna yi. Backing band la à travers nos textes et nos voix ñu ngi passer des messages di véhiculer en même temps nous sommes des activistes dañuy bind ay sons yu nga xam ne dañuy jagleel pour les violences faites aux femmes ay dañuy xeexal lépp lu nga xam ne waa OIM dañuy liggéey ak ñoom ci naufrage yu fi jotoo xew donc orchestre jigéen ñi dafay dox ci wàllu boobu aussi. bu ñëwee orchestre jigéen ñi nag soxna yi ku ci nekk ak fa nga mëne ñu ne nag loolu bokk na ci li leen gën a dooleel. pour perculer moom pour soxna yombul waaw te loo gis lu ne rek début bi dafa difficile mais booy def loo xamante ni da nga koo bëgg amour la ci yow di sa passion waaw doo ci gis leen boo ci doon jouer say loxo di nàcc ak mettit sax doo ko yëg ndax amour bi. mën naa ne tànn mu ko mais moom moo ma tànn parce que ñu ngi ko jëlee ci sama papa fa Safiou Dieng bi nekkoon Asfa Orchestra moom moo ñu transmettre amour boobu noonu depuis loolu maa ngi ci œuvre. Comme à l'époque j'étais à l'école nationale des beaux-arts dañu ne woon en deuxième année dañu choisir benn instrument léegi après ci laa ne pourquoi pas me choisir la guitare. mën na yombul parce que y a des bëri na ay jigéen yuy jouer guitare un peu partout dans le monde mais peut-être que ambition yi duñu benn. Comme man je me suis toujours dit que comme instrument yi ñuy jël dañuy accompagner seulement wala nga wayal sa bopp comme d'habitude mais man dama ne woon pourquoi pas être soliste parce que gisuma ko mu bari donc pourquoi pas ma boole les deux à la fois nekk accompagnement ak solo en même temps. Orchestre la mais famille la en même temps dañuy liggéey toujours on est en famille mais sunu force moom mooy travail à esprit d'équipe bi ñu am. Youssou Ndour kooku maa ngi koy sant di ko gërëm su moom a njëkk a génne moom a njëkk a dugal avion mu njëkk a utal passeport ñu ànd def tournée France Hollande Martinique Guadeloupe. orchestre jigéen ji seen xarañte moom doonatul lu ñu natable ba tax na jamono ji ñoom am nañu ay projet yu ñuy waajal. que album bi ñu ngi koy liggéey bu weesoo album bi ñu ngi génne benn livre ak ñu ngi koy co-écrire ak tonton Fadel Lo. ñooy waa orchestre jigéen ñi di teewal soxna yi ci wàllu musique fii ci réew mi ñoom nag ñoo ngi fësal saa su nekk seen taxawaay ngir lépp lu aju ci wàllu musique seen nekkin fës ci bu baax a baax.
hommage à ces braves femmes ak seen orchestre boobu am solo boobu Chérif macha allah. macha allah vraiment on est séduit ah oui on est très séduit. félicité Ibou déjà ci élément bi. excellent am na solo trop ci originalité seen orchestre jigéen ñi. voilà originalité bi permettez-moi d'abord Chérif gannaaw ba ma jaajëfalee Abdoulaye Diallo ci liggéey bi di yeesalaat suñu njaal suñu papa Thione Ballago Seck. dina ci ñëwaat sax laata ngay dem incha allah waaw rek ñu doog a tàmbali dinañ ubbi benn pàcc boo xam ne moom lañ koy jagleel. ci fin bi waaw. donc bu ñuy wax ci orchestre jigéen ñi originalité mooy niñ ko waxee léegi orchestre boo xamante ne la dañ ko teg gannaaw ab constat di Samba jiite bu ñuy remercier au passage dafa dem ba gis ne. bëriwul ay femmes instrumentistes maanaam yi jëfandikoo li nga xamante ne mooy ay instruments musicaux donc di ci bëri dañ leen doon gis ci koor yi kër yi wala ñuy woy donc moo taxoon mu teg loolu dajale ci ay soxna yoo xam ne ñoom ñëpp école nationale des beaux-arts li ci ëpp fa lañ jógee ñeneen ñi tamit doon loo xam ne passion la ci ñoom ñu dundal ko ba mën a teg tey benn kuréel bi mu doon loo xam ne tamit ñu ngi béy seen waar ci wàllu musique parce que nag commencé nañ di prester di def ay clip di def ay manifestation mbas mi sax moo xawoon na saxal seen yenn projet parce que amoon nañ lu bëri loo xam ne sumboon nañ ko waaye jotuñ ko def ndax jafe-jafe yi nga xam ne daal askan waa ngi koy dund di firndeel rek solo si nga xamante ne seen orchestre bi am na ko parce que niñ ko gisee léegi ñu am talent lañ te bëgg nañ ko chaque fois boo demee Grand Théâtre di nga leen fa fekk donc ñu def ci vraiment fulla parce que ñu ngi fa 10 heures ba 16 heures chaque jour presque donc loolu rek day firndeel ne vraiment taxaw nañ ngir représenter musique Sénégal mais gën a taxawal soxna yi ci boobu la fan jëmmal gi koy na kon productrice dama ne producteurs yi na productrice yi dem daal di leen di produire ngir kon rek mu nekk mbirum ni ko Fatou waxee ndax jigéen ñi comme que ñoom seeni woy moom dafay day neex loolu te xumb léegi ci wàllu wi Ibou ndax orchestre bi mën nañ jàpp ni day wane ni rek beneen engagement ci li nga xam te ni moo di taxawaayu jigéen waaw boo seetloo batteuse mi ngi koy wax léegi nee na moom beneen engagement la mais ci beneen forme c'est des activistes maanaam xeex bi nga xamante ne bëri na ay féministes wala yeneen soxna yi nekk ci yeneen association yi tey ñu ngi koy xeex ngir àq ak yelleef bi nga xam ne war nañ ko jox soxna yi gën leen teg seen place gën leen jox seen gëdd ñoom ñu ngi ci saa su nekk message la boo xoolee texte yi loolu la presque waaw yërmande la respect violence faite aux femmes loolu yëpp di ay kàddu yoo xam ne saa su nekk boo xoolee seen répertoire ci lañ koy défendre doon loo xamante ne daal lu ñuy rafetlu la ndax lu am solo la parce que yenn saa yi góor yi ñoo ëppoon li ñuy taxaw ci côté boobu wala ñi nga xam ne mooy activistes yi doon xeexal soxna yi ci ay juristes ñoo ci ëppoon wala yeneen activités yi mais bu ñu amee ñoo xamante ne ay porteurs de voix lañ di yëngu ci wàllu art rawatina wàllu musique maanaam seen message pour ñu boole ko li nga xamante ne mélodie ak yeneen instruments yi dafay gën a gaaw a jot cible yi nga xam ne moom lañ ko jagleel. kon est-ce que mën nañu wax ni loolu da leen di gën a jëmmal di leen gën a dooleel ngir orchestre bi gën a am doole gën a fës ci mbirum art bi ñu nekk. waaw loolu surtout parce que du am différence parce que mën naa ne pour ñu am benn vision dafay gën a yomb parce que ñoom xamante nañ déjà boo ko dégloo léegi ci biir reportage muy naan c'est comme une famille au-delà li nga xamante ne mooy musique ak passion bi leen boole am nañ benn idéal boo xam ne saa su nekk ñu ngi koy partagé muy loo xam ne bokk na ci li leen doole leneen li mooy objectif bi parce que tey li leen gën a ñor mooy teewal Sénégal sur la scène internationale mais fii tamit ci musique bi ñu représenté soxna yi ba ñëpp xam ne lu góor mën a def ci wàllu musique wàllu instrument ñoom war nañ ko mën a jëfee ba vraiment loolee duñ ci gis benn différence te yaakaar naa ku seetaan seen liggéey bi li nga xam ne macha allah mën nañ li ñuy def te farlu nañ ci waaw farlu nañ fonk nañu seen liggéey ni ñu koy waxee jigéen ñi nag dañuy ay jàmbaar ci famille yëpp Ibou fu ñu nekk rek dañuy wane seen jàmbaarte ak seen xarañte ñu nekk ba tey ci waxtaan musique am koo xam ne bay na ci waaram bàyyi na fi doon loo xam ne du fay ilaa yow mi diini abadan kooku mooy Thione Ballago Seck. Thione Ballago Seck dañ ko xewoon ci ndorteel di
dolli di gën a yeesal njaal bi nga xamante ne rek dal nañ ci askanu Sénégal askanu àdduna yëpp laay wax mu doon koo xamante ne def na lu mucc ayib bàyyi na fi woy boo xamante ne dootul fay tamit ci wàllu musique ak beneen taxawaay boo xamoon ne amoon na ko côté social bi mu doon tiis boo xam ne rek dal na ci réew mi ba tax na képp kuy wax musique tey surtout jamono ji ñu toll foofu nga taxawaat delloo ko njukkal ñaanal ko yàlla rek fa mu dem gënal ko fuuf fi mu jógee te mu rëcc daal li mu fi yàggee woon sax fàtte loolu rek di firndeel ne kii di Thione Ballago Seck am na lu bëri li mu def ci wàllu musique ba mu commencé dans les années 80 ba ni ko yàlla di moomee dëgg fa yàlla ci wàllu musique tamit am na beneen touche particulière parce que Thione dafa bokkoon ci musiciens yi nga xamante ne ci registre boo ko teg daanaka mu jox la ci li nga soxla. Absolument. Donc côté folklore bi mënoon na ko. acoustique am na lu mu ci jot a def. mbalax bi tamit dëgg fa yàlla ku ne Ramadaan. da nga ciy teg turu Thione Seck ca kanam. du doon loo xam ne daal. ab ndono la. te yaakaar naa doomam bii di Wally Seck mu ngi ci tànk yi. macha allah ñu koy jaal au passage rek. di ko ñaanal tamit. vraiment sarax bi yàgg seen loxo. bu baax a baax Fatick. amiin yaa rabbi faramaaren boobu di Wally Seck di koy encouragé waat moom it ci moment yu difficile yi nga xam ne mu ngi koy dund. mais aussi comme li ñuy wax rek puso bi réerul ci ay loxoom ndax laata baayam di fi jógee. wane na taxawaayam ci wàllu musique Wally Seck nekk une fierté nationale. une fierté également internationale gis ngeen ko ci ay scènes yu gën a mag mu fay wane li nga xam ne. moom mooy li mu mën kon Ibou on te remercie. voilà juste pour. Vraiment souhaiter un joyeux anniversaire à suñu maam Amadou Mahtar Mbow. activités yi commencé na donc ñu koy ñaanal yàlla tamit mu gën fi yàgg ndaxte dundam daal du kasaara comme on dit yàgg na taxawal Sénégal yàgg na taxawal Afrique yàgg na taxawal dër bu ñuul ba tax vraiment am nañ ay yu bëri yu ñu concocté fii ci télévision Futurs Médias ak itam ci biir réew mi ngir jaajëfal ko à la dimension de l'homme et également li mu fi jot a def. Très bien, le premier africain à être directeur de l'UNESCO si je me trompe Amadou Mahtar Mbow doyen Papi ñu koy ñaanal mu gën fay yàgg dundam am na njëriñ bu ñu jógee ci wàllum culture di fàttali rek au passage ne le 20 la te Ibou préparé na ci ay dossiers yu am solo démb gis ngeen ko ci suñu ay édition tàmbali nañu def ay diffusion ay di wane li nga xam ne moom mooy éléments yi ñu ci def daañu ci ñëwaat ci ne mu gën a yaatoo incha allah ak programme bi bu ñu jógee ci loolu ñu dem ci TIC ak Nouveau Média Mamadou Ndiaye lañ ci àndal.